delloo jukkal daal góor ñi la moo la mel tàccu leen mu leer yi góor gi ndeyam liggéey foo ko gis dañ koy xam ne lii yëpp liggéey yu lay liggéey naa ñu ko barke bay baata bu dalay bare si buntu ne ba bu ko laajte bay baata kon teral nga ma fu ma jël ma yóbbu ko si ma fu ma ko bédel dafa yoo wala wala bi ndere dem jaajëf coono yi wala wala yi jaajëf dem jere coono campagne bi kenn du ko foye asalaamaaleykum wa rahmatullah waa ji Dakar ñu ngi leen di nuyu kenn ku si nekk si turam ak santam di nuyu di jël nuyoo bi di ko teg si père Bougouma Diaw ñoo ngi koy nuyu di ko jaar di kontaan lool ci sargal bi nga xam ne tey ancien élève am yi nga xam ne ñoom ñooy ñam élage yi taxaw pour sargal ko loolu ñoo ngi ciy kontaan lool di kontaan ci moom ndax wax dëgg fa yàlla xam nañ ko àndoon ak moom nag ci Benno Bokk Yaakaar di liggéey mu nekk koo xam ne doyen boo xam ni doyen exemplaire la doyen boo xam ni dafa lay teg ci yoon kon tey bu ñu ñëwee fekk bis bu mel ni ñu koy sargal foog ñu kontaan ci feeñal ci suñu mbégte bu loolu weesoo nag maa ngi ànd ak délégation bu jóge Bokhol ànd ak Amadou Diop muy directeur école Feney 2 ànd ak Makhtar Mbeng muy directeur école franco-arabe bu Bokhol ànd ak mu Diop Njong mu nekkoon ci benn liste bu ñuy wax liste Adama Faye mu rejoindre liste CPJE te docteur Mbaye Thiam jiite ko mi ngi ne la teg ànd ak ki nga xam ne tamit moom mooy Fall Djigo nekk responsable des femmes APR mu ngi ne la toog ànd ak ki ñuy wax Dali Diop mi ngi noonu toog ànd ak ki nga xam ne moo yor suñu communication muy Ali Ndiaye xam naa ne ci kanam moom dana dugg ci docteur Mbaye Thiam léegi nag lu ñuy wax rek mooy tey duñ fi ñëw El Hadj invité ñu si benn programme boo xam ne xëy na daañu ci dem ci kanam mais nag balaa boobu daañu wax aussi tamit lan moo fi suñu tànk ndax yàlla dafa def ñu dugg ci li nga xam ni moom mooy élection municipale ñu jëm ci élection municipale boo xam ni docteur Mbaye Thiam mooy suñu candidat jiite la liste majoritaire seen doom El Hadj Seye jiite la liste proportionnelle kon loolu bu amee war nañu ñëw fasal ko seen kanam. dama ne waa ji Dakar ala ñu bëgg a Mbaye Thiam kan moo bëgg a Mbaye Thiam fi tàcc ma xool. man de ni ma mel bu la neexul du ma ci dara la mel ci la. mbooloo mi maa ngi si nuyu kenn ku nekk ak turam ak santam macha allah tey jii dama kontaan parce que dama ko waxoon ni que maa ngi doon sëb yow mais macha allah li ci gars yi wax dëgg si. macha allah kii amul fayam kii moom sama xol la amul fayam bëgg na njaboot fonk na njaboot tey boo ñëwee kër gi amoon ñi noo bokk amoon si ko doon wala ci ay produits te loolu yëpp si nekk la. am benn complicité ba nga xam si suñu biir kenn bu meree sax sa morom dafay yëg kenn bu kontaanee ñëpp kontaan. macha allah macha allah lépp moom moo ko gis ñun def doom si ñun ful ak fayda ma respecté nit ñi parce que loolu ne yéen noonu ko tegee aussi muy dund sa baax amul jot. macha allah boobu. mbaa dama yendoo jooy ñu ne ko mbaa yow looy jooy mu ne dinaa jooy damaa gis ku ma gën a baax amaa sama ji mbaa. ku sa yaay baax rek tàcc lu ko xool ku fi am yaay ju baax rek tàcc lu ko xool.
waaye ana ñu seen papa ñu baax ana ngeen baax dafa am solo ba wax chaque jour 4 heures du matin lay jóg. macha allah yéen ñëpp jëm bu paree dem na tool bu wàccee ñëw ñu ngay xëytam ñu ngay àndandoo ñu ngay lépp am moom te boo mu teggee ci kër gi toog ay moom franchement man amu fayam ma daf koy ñaanal gudd fan ak wér. macha allah yàlla bàyyi suñu kanam ba mu fekkee lépp incha allah dafa fekkee yal na ko yàlla def yàlla mën na ko yal na ko yàlla def. waaye taalibe si ñoom si baax lay taalibe si waaye lii dara day tax waaye kooku bi sama mbooloo mën a tuddee parce que lépp lay waroon wax mais dafa mel ne bu may ñëw ci Dakar mission moo fi indi woon béy naa sama waa am na fu mu yem am naa yaakaar naa ngeen ko àggale. macha allah yéen li ngeen def man maa leen war a gërëm parce que li ñuy wax ni ku Sénégal benn lu ko yàlla may fukk yow mu joxe woon sa benn yaa war gërëm ku la fay gi fukk parce que bu nangu woon benn boobu doo am fukk kon yéen aw ma seen fay ma nekk seen maître am naa yaakaar na lépp la ma leen ñaanee daal ñu ko gis te ma leen di tëb am naa mbégte ba nga xam ne fu mu commencé amul fu mu yem lii ngeen wax ci man du man rek dëkk bi yëpp la élèves yi parents d'élèves yi enseignants yi fi nekkoon yi yéen ñëpp ñoo ànd jàpp pour mu nekk si fii kon yéen ñëpp laay gërëm. tey jii am naa mbégte ba nga xam ni mosuma ko am lu tax ma ne mosuma ko am bés bii dafa tax ñi nga xam ni les êtres les plus chers ñi nga xam ni ñoo ma gën a cher ñu ma gën a bëgg ñu ma gën a fonk bàyyi ni seen soxla jël seen alal ñëw yendoo man ba léegi ñu fi toog mënu ma am loolu ñii ñëw comme li ko waa ji waxee ñoo daale école doo bokk mbub mu guddi te nit mbokk yàlla daf daan def mbokk ba nga xam ne nga bokk moom ci deret wala nga bokk ci miin wala nga bokk moom ci lii ñu boole muy deret su ma demee Mbilor wax naa bu ma mën a bëgg di doo ma Mbilor su ma daan dégg Mbilor rek yéen xamul leen ma parce que bu ma jaar du ma ko kenn dafay dem yoon waaye su ma école Mbilor da ngaa ne kii du bëgg ma def may gërëm encore sama mbokku collègue enseignants yi parce que li ma mën nii ñoom ñoo tax parce que fekkoon woon jàppale lu ma damay si moom moo tey nag moo war leen baaxi encore yéen sama élèves yi ak doomu Jaraxaar yëpp réussite dafa am fu muy taxaw fu muy jàppalu bay mën a am dem leen di ñaan ngeen fonk seen waajur tere leen seen waajur seen waajur tere leen seen waajur dem leen koy ñaan dem leen di ñaan ngeen fonk seen kilifa dem leen di ñaan ngeen ñu oyof humble et modeste c'est la clé de la réussite parce que man yàlla dafa def te nopp buy embarqué mooy nopp boo xam ni day dégg en 81 ba ma def sama entretien directeur renouvellement bu Thiès bu ñu waxtaanee ba ma pare mu ne monsieur Diaw maa ngi lay dénku leen il faut être humble et modeste pour réussir dans ta vie kon il faut ma dénk leen yéen li ngeen def travail boobu man yàlla def na en 1992 parce que ci Dakar jig na ma parce que ci Dakar gi laa jëkk am lettre de félicitation sama kilifa en 1992 ñaari lettre benn bi sama classe benn bi dama yore école bi ak yeneen yi si topp kon gërëm ngeen ma li ngeen fi nga def dëgg la parce que kilifa yi def nañ ko félicitation bi nga def kilifa yi ñoo ko def ngeen def ko
beneen bi ni ngeen góorgóorlu pour mën a réussir ngeen nekk benn. On ne peut pas réussir dans la division. Nekk leen benn il faut ngeen nekk nit ñi solidaire di dugalante. Unité solidarité mooy tax ngeen mën dem lu waay man jàppale moroom nga ko jàppale loolu mooy tax dina xaar avancé parce que man sama bëgg-bëgg yëpp mooy dina xaar jëm kanam li ngeen wax yëpp dina xaar jëm kanam tant que dina xaar jëmul kanam sama xol du seet te am na yaakaar yii les initiés yii les élèves de monsieur Diaw parce que yéen laa di ko yor en 1986 laa di ko yore xëy na école bi boo fi nekkee bu doon 1200 élèves jaar na sama loxo 1200 élèves jaar na sama loxo. ma jàngal leen moo xam jàngal leen mais yàlla def na fii si Dakar dinañ la 4 fois CIC 4 fois ak trop mais ñi ma fekk si parce que yàlla def na doomu Dakar yéen su ma ànd ñoom rafet na Birame Pape Diaw fii la amee CAP Birame Mamoussé fii la amee CAP Birame Grand Cheikh fii la amee CAP Amadou Diop fii la amee CAP Bié Gueye moom la ñoom ñëpp sama loxo la amee CAP kon xam naa ne ci gaa leen set xam ñu loolu Pape Diop wax na ko bëgguma woon a lu dëgg dem te daal dama am benn anecdote bu may nettali benn membre de la commission ñu war ñëw seet sama benn candidat bi ci Dakar nee na ñu daw ba yàgg bay jub Kër Mbaye inspecteur ne attention école doyen jëm ngay jëm école doyen jëm ngay jëm góorgóorlu leen bay lépp rafet kilifa encore su bëggee aar njabootam moo si jiitu mooy jub mooy nu mu liggéey parce que soo liggéeyee yow sa kilifa sa bopp ko jox la cër dootul laal ki nga yéene dootul laal mukk nga yéene. est-ce que ñëw na fii fekk ma fi ñëw na day def visite de classe dugg si classe ni toog dese ak man ni ma doyee ñu ndeyoo ko def ni ma doyee ma du dugg si benn classe maa ngi ñibbi bàyyi naa la sa école. man ne confiance kii kilifa teg si man bu leen ma décevoir yàlla def na mu ma décevoir parce que loolu moo am solo maa ngi gërëm ñëpp ëpp fi teew ak bi def sa alal ak ñëw taxaw ak bëgg a def yéen ñëpp maa ngi leen gërëm di leen sant ngërëm mi nag am na commencement amul fin yéen ñi si def sa alal dama ni sëriñ buñ naaneelee taalibe mu am man li ma am ni sama waajur laa amee ak sama sëriñ parce que yàlla dimbali na ma sama yaay ñaanal na ma sama baay ñaanal na ma sama sëriñ ñaanal na ma sama kilifa ñaanal na ma kon ci bés bi yàlla moo ko def mënu woon bañ a ñàkk te ku si góorgóorlu jaar si loolu jaar sa waajur nangu sa sëriñ nangul ko bu la tegee si yoon sa kilifa ba nga nekk bi nga nangul ko liggéey bés bi dina jox boobu. nit ku baax dafa yomb ku ko amee dama koy sama xel moo dama ngay kañ. si bés bi maa ngi ñaan képp ku nga xam ni amee noonu naa la ah nu ma jégal man baax na. yéen daa leen tooñ parce que maître ak élève la du ñu koy dóor ma leen di dóor maa ngi ñaan sama yaay yaa ma tooñ ba fàttali ngeen ko yaa ma tooñ dafa am benn yaay boo xam ni damaa ne yaa ma tooñ ku def ko rek mu doomal yaa ma tooñ kon nag il faut mu jégalu leen maa ngi leen jégalu jégal leen yéen yal na ngeen am taxawaay
li ngeen am si seen njaboot yi yal nañu dem bay jaral leen yéen ñu nekk si liggéey yi yal na ngeen di avance te am naa yaakaar parce que sama ñaan sëriñ sama ñaan waajur jërëjëf mën naa am yaakaar balaa déwén si jàmm si weer wii que si nekk fa nga nekk daa yëg avancement te yàlla mën na ko ndax li gars yi mébétoon c'était un budget de 600 et quelques mille mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam mais bëggoon nañu mu gën a yaatu nii prévoiroon nañu yeneen décoration mais nu mu demee la prévoiroon nañu lu bëri mais budget bee ko matul incha allahu rabi édition yi dañ koy continuer may lancer benn appel rek ci école bi maanaam képp ku fi jaaroon tamit muy man di keneen nañ ñu jël suñu loxo ñu dugal ko ci école ji Dakar soxla na ko yéen ñëpp képp ku fi ñëw di politicien nanu ko ñaan mu jël xaalisam dugal ko ci école bi loolu moom plaidoyer fàtte rek sama soxna yi wallaay duñu bokk ndey ak baay xale yi comme ni wax dëgg la de moo la ràññale doomu Aybatu ak doomu Kaltoum sa kër Aybatu bu fi nekkul Kaltoum nekk fa doomu Aybatu du xam mukk tey jii yaayam nekk vice versa ñu jàppale moom parce que bu amee jàmm rek borom kër am jàmm jàmm am na si am na sama njaboot sant kii sama doom bii di bi yow lii mu sol moo ko solo wallaay macha allah. kon ñii maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm lii ñu def yal na si yéen doom fay. dama lay tooy sax ma ne ma dama retraité dem na ngeen topp seen doom parce que man léegi dama liggéey ba retraité war naa arrêté dépense xale yi nii def seen dafa moo la ñu topp. macha allah. lu koy def waaye dara maa ngi leen appelé nag maa ngi gërëm ñëpp maa ngi gërëm waa ji la xaar ñëpp di gërëm waa Mbilor waa xale bàyyiwuma ko képp ku fi teew daal gërëm naa la dina sant ku fi ñëwal si yàlla nga delloo ak jàmm gerte ko maa ngi leen di gërëm ku fi amoon aajo yal na yàlla faj sa aajo mën na ko te yàlla mën na ko def ku fi amoon tawat yal na yàlla saafara yàlla mën na ko parce que bés bii bésu mbokk la lu fi ñaan yàlla bésu mbokk la lu fi ñaan yàlla moo yàlla moo lu fi ñaan mooy yàlla nangu te yaakaar naa yàlla dina ñaan nangu du bésu caaxaan du bésu mbokk la rek dundal ngeen mbokk bi yéen a yéen a dundal yéen a yéen amiin yaa rabbal aalamiin. ñu ngi nuyu ñëpp góor jigéen mag ndaw di am kontaan ci teewaay bi nga xam ne def ngeen ko ku nekk xam na ni guddi na sedd na mais docteur Mbaye Thiam jaroon na leen ngeen yàq seen i nelaw ñëw toog di teeru ay garam di leen déglu kontaan nañu lool si yéen ñu leen di gërëm di leen sant ñuy kontaan bi ci délégation bi nga xam ne ñoo jóge bokkal ñëw taxawal fi docteur Mbaye Thiam muy équipe bi nga xam ne xam nañ ne ndax depuis bi campagne yi commencé gul ak léegi ñu ngi ànd ak ñoom ñu nekk équipe bi dynamique bi nga xam ne bëgg nga docteur Mbaye Thiam ak yaakaar ka ak wóolu ko moo tax ñu ànd ak moom. beneen bi dañ leen di wax ni ñun dootuñu toog fii si Dakar di présenter suñu bopp parce que politique gu Dakar nekkuñu si gan depuis bi Abdoulaye Wade faloo ba léegi ñi ngi nekk si politique ci Dakar ànd ak Dakar. kon bu ñu demee ba dellu gannaaw ak jël keneen indi ko ci Dakar di ko présenté ci Dakar c'est parce que dañ ko xool mu doy ñu programme am doy ñu ñu yaakaar ko moo tax ñu indi ko fi muy docteur Mbaye Thiam. docteur Mbaye Thiam nag ba mu ko mënee wax boo ko duggee commune Bokhol li ko commencé 46 villages yëpp ñu ngi ànd ak docteur Mbaye Thiam man dama yaakaar ni ci Dakar duñ ci des gannaaw parce que dama yaakaar ni bu nit dee toppi kuy taxani da nga gisul kuy wool
pour mu war a waddal dara nga forcé te gis nañu Mbaye Thiam ni mu départ si commune Bokhol muy dëkk bu mu mën a doon jafe-jafe bu mu fa gis bu mu fa dem gis fa jafe-jafe ñu wax ko seen i jafe-jafe taxaw na si te kenn jox mu ko benn cër kon kooku yaakaar nañ ne ëllëg buñ ko joxee commune Bokhol dañ ko yóbbu fi ñu bëgg mu yóbbu ñu ko. candidat bi nga xam moo fi nekkoon ñun xarabuñu ko de xasuñu ko ŋàññuñu ko duñ ko wax liñ ko waroon a wax parce que ñun ak moom la woon démb ak barki démb tey ñëwul waaye nag wolof dafa am lu mu wax nit bu yàggee gis sa kanam bu yàggee daf lay miin te yaakaar ne éragité def na fukki at ak ñeent ci commune Bokhol lépp li nga xam ne yaakaaroon nañ ni mën na ko def na ko li mu xalaatoon def na ko da agsi nañu fii ñu agsi tey jot na ñu tànn beneen candidat taxawal ko ci commune Bokhol mu faj soxla askan wi taxawu soxla askan wi dimbali askan wi Mbaye Thiam nag li mu war a def yëpp def na ko képp ku feebaroon faj na la ku sa yaram doon métti jox na la garab kon ñëpp war na ñoon taxawaay bis bu le 23 incha allah ñu jàppale docteur Mbaye Thiam teg ko ci commune Bokhol loolu nag c'est une distance. tàccu leen Moustapha waaye yéen a ngi Moustapha tàccu leen ma waaye. yéen ci Dakar yéen tàccu Moustapha. dégg nga loolu. ndeysaan. waaw waaw. dégg nga loolu. ok Moustapha Lo. bu fekkee yéen nag bare na parce que campagne bi dafay doog a commencé gul tax commencé gul mais duñu bëgg wan nit ñi suñu bopp ba ñu xam ñu ràññee ñu ba ëllëg buñ ñu jàppalee mën a taxaw suñu kanam mën a wax seen soxla ñu faj ko. donc dañuy dugg ci docteur Mbaye Thiam su ma paree Alioune incha allah di nga gën a complété le pourquoi ñu tànn nag c'est un médecin jàng na dem université def médecine jàng ko 7 ans defaat yeneen 2 ans spécialité keroog indi woon naa fi CVM Aline keroog bi mu nekkee Bokhol waxoon na Mbaye Thiam 7 pages mooy CVM man xawoon naa ni sax Aline mii moom dangay réew ba tas waaye maa ci am lu ma leer nañ waajee ma ko envoyé ma imprimé ko tiré ko muy 7 pages wallahi la lancé 7 pages mooy CV docteur Mbaye Thiam donc kooku wax dëgg fa yàlla buñ ko amee fii ci commune bi candidat yi fi nekk yëpp wax dëgg fa yàlla du seen morom macha allah yàlla dimbali na ko jàng na am na xam-xam mën na téye commune bi am na aussi lu mu yoree commune bi ndax wolof Njaay day wax ni kuy raam di la boot bu taxawee yóbbu la ndax bu mu njëkkee ñëw lu mu gis mooy moom comme nitu santé la mu wër les cases de santé yi nekk dans la commune de Bokhol les 4 cases de santé bu xare bu Kër Mbay bu Tukulóor jigéen yi ak bu gëm yàlla bu mu ñëwee dafa fekk cases yooyu yëpp tëj mun leen cases yi tëj vraiment du yoon dinaa fexe ba cases yi tëj ñu wax lan ngeen bëgg gars yi liste matériel yëpp yu ñu bëgg ak yu ñu bëggul macha allah docteur Mbaye Thiam génnee lu mot 30 millions de francs CFA def ko ci cases yooyu tey actuellement nii fu leen waxee boo demee xare ña ngay faj boo demee Tukulóor jigéen yi ña ngay faj boo demee gëm yàlla ña ngay faj macha allah ndax lu ko waral mooy moom comme nitu santé la mu ni xaaral ma def loolu beneen bi mooy mu def consultation gratuite cataracte ku ne xam na ni cataracte moo sonal mag ñi depuis c'est plus de 300 malades am 27 yu si am cas ci Dakar am na si 4 cas xare am si benn cas incha allahu rabi le 15 janvier dinañ leen opérer ñoom ñëpp gratuitement seen cataracte te duñu fay dara. état ci leen bay jërëjëf bu loolu weesoo foog ma cabaxal ka rek le 8 bii ñu ngi jëm bi loolu képp ku am bañ ñëwal ñu buddi la sa bañ gratuitement ku am bëñ ñëwal bi loolu ñu buddi la ko gratuitement jox la garab jox la lépp incha allah léegi nag Aliou. yéen a ngi bëgg ay la. waay ay na waay. dégg nga loolu. waay ay na waay. ndeysaan. Dans un monde en pleine mutation, il ne faudrait pas que l'histoire d'un homme se lise
sans pour autant qu'il embrasse une cause noble à l'égard de son peuple. Ne serait-il pas d'une nonchalance pathétique et impardonnable? Ne serait-il pas comme féliciter un médecin qui assiste fièrement à la mort d'un patient dont il pouvait être à son chevet? De peur de suivre ses bras vers de montagnes, de péché, je m'incline devant les faits accomplis pour me battre sous les étendards de ma localité en compagnie d'un homme gentil, serviable, humble, courtois, intégré d'un sens élevé de la responsabilité qui nous offrira une débauche d'énergie et ses perspectives pour un nouvel élan salutaire. Par ailleurs, on ne peut pas porter son choix sur un candidat sans pour autant l'étudier de fond en comble l'homme en question. C'est donc dire que nous ne sommes guère aveugles, encore moins optés pour un civisme irréfléchi. Mais en faisant la cartographie des ressources humaines dont dispose la commune de Bokhol, Dr Mbaye Thiam n'a ni un égal, ni un rival, à moins un adversaire sur tous les plans et à tous les niveaux, tant sur le plan professionnel avec son CV riche, avec l'aide médicale qu'il apporte aux nécessiteux de manière souveraine et sans bruit, mais également avec son programme capable de faire sortir de la commune dans sa popularisation chronique. En termes simples, étant un médecin de profession, il va soigner la commune de toutes sortes de maladies curatives et préventives, d'autant plus qu'il est un soldat de vie, un sauveur de vie. C'est pourquoi j'ai consciemment et inéluctablement porté mon choix sur la modeste personne, Dr Mbaye Thiam. Merci beaucoup. Dr Mbaye Thiam, l'homme d'une honnêteté pure et dure, d'une exemplarité exceptionnelle, d'un engagement sans faille, de par ses démarches et par sa ligne de conduite. Aujourd'hui, tous les bons actes qu'il pose sont tributaires de sa localité. C'est donc dire qu'il vise à faire le bien pour l'intérêt général. Par conséquent, il opte pour servir et non pour s'en servir. Sur le dos donc de son peuple assoiffé et affamé. Et voilà que nous nous trouvons, cher docteur. Un homme avec une position authentique qui suit salutairement donc la cadence au rythme ambitieux de sa localité. Voilà aussi un homme qui apprend délicatement donc à mourir pour sa localité. Ce n'est pas donc pour savoir ce qu'il peut y gagner, car il n'a pas besoin donc, mais pour savoir ce qu'il peut y apporter largement au bénéfice de sa localité. Pour clore, donnez-vous juste la permission de vous embreuver dans ses idées et actes comme il le donne librement et gentiment, et vous comprenez que son seul objectif escompté est le changement radical et total donc de notre commune qui regorge d'énormes potentialités mais mal gérées depuis des années. Ensemble unis, engagés, le changement impose et nous vaincrons. Commune de Bokhol lini mu bëgg budget bi téeméeri million la ak juróom-ñaar fukk. Docteur Mbaye Thiam budget bi muy gérer hôpitalu Tëngéej mu nekk ci loxoom ci disposition nekk na ñetti téeméeri million. Donc mooy du point de vue économique. Soo jëlee ci côté religieux lu tax ñu choisir ko du point de vue religieux, docteur Mbaye Thiam dem na juróomi yoon Makka. Ziyaare na Rasulullahi juróomi yoon. Chaque année moom mooy jiite commission de pèlerinage bi ci côté santé pour bu ñuy dem Makka moom moo koy diriger. Dem na Makka lu ëpp juróomi yoon. Donc dama bëgg ngeen xam suñu waaji ponkal la de ñëpp dañ ko nangul. Boo jëlee ci côté éducatif mooy ci wàllu njàng def na médecine te ñëpp d'accord nañu nu médecine université bokk na ci njàng mu gën a tar à l'université étudiants yi ñoo ngi may dégg ak fac droit man fa laa nekkoon droit laa génnee médecine ak droit nekk na à l'université ñaari branche yu gën a metti docteur Mbaye Thiam fa la génnee jàng 7 ans juróom-ñaari at bu mu jógee foofu def spécialité jàngaat yeneen ñaari at nekk médecin chef
ba tey ngeen xam docteur Mbaye Thiam boo jëlee si côté social docteur Mbaye Thiam en 2005 organisé na bokkal consultation gratuite nit ñëpp ñi nga xam ni dañu am feebar moo xam tension la wala diabète wala bépp feebar bu leen sonal ngeen ñëw ñu consulter leen jox leen ay garab ñu naan si côté social docteur Mbaye Thiam def na ko en 2005 boobu ba léegi ñu jógee fa 2018 li ma lay wax 2018 docteur Mbaye Thiam consulté na 300 femmes yu xool leen ba xam est-ce que amuñu cancer du sein ak cancer du col de l'utérus 2018 si jour boobu noonu ñu xarafal fa téeméeri xale donc ak fanweer si bis boobu noonu en 2018 waaw docteur Mbaye Thiam barki démb yàggul ñëw na commune de Bokhol si biir Bokhol organiser fa journée de consultation gratuite de cataracte fi sax xare ak Gidaxaar ak Mbilor sunu mag ñi ñëpp ñëwoon nañu am nañ ci sax ay cas positif mu jël leen en charge incha allah dans peu de temps daañu leen opérer te seen ñaar dërëm du si dem duñu fay dara loolu docteur Mbaye Thiam def na ko démb biir Bokhol ñëpp jàkkaarloo ak moom. et tàcc leen Mbaye Thiam waaye. Organiser fa journée de consultation gratuite pour ñi nga xam ne dañu am ay problème mu bëñ kon na ngeen ko déggaale docteur Mbaye Thiam nee na képp ku am problème mu bëñ le 8 incha allah na nga ñëw Mbilor ñu poosé ko wala ñu buddi ko gratuitement doo fay dara ba tey maa ngi si kan mooy docteur Mbaye Thiam yemul foofu commune bu nekk gox bu nekk mu dem fa xam sa problème nga wax ko mu binde ko barki Demba Ndiaye jënd na ay matériel valeur fanweeri million de francs CFA village bu si nekk dem na jox la donc li nga waxoon loolu docteur Mbaye Thiam def na ko lu tax Bokhol wala commune de Bokhol choisir docteur Mbaye Thiam donc foofu tamit laa bëgg a dugg parce que commune de Bokhol dafa bari ay ressources commune de Bokhol dafa bari ay potentialité te boobu ba léegi potentialité yooyu ressources yooyu noonu commune de Bokhol yëgu si boppam premièrement mooy commune de Bokhol dafa am lu ñuy wax centrale solaire Bokhol am na une centrale solaire bi nga xam ne mi ngi fa plus de 50 hectares centrale solaire boobu noonu bu muy ñëw lu ñu njëkk def dañu gar foofu suñuy garab boo demee sur la responsabilité sociétale des entreprises ñu koy wax RSE keroog centrale solaire bi bu mu ñëwee lu mu njëkk def mooy dafa génnee budget bi nga xam ni dañ ciy saytu wàllu environnement mooy di jëmbat garab yi di suqali garab yi jël si ay ndaw ñu siy liggéey mooy la création de l'emploi boo demee si la charte de RSE mi ngi naan la préservation de l'emploi est obligatoire mais aussi la préservation de l'environnement est obligatoire mais aussi la création de l'emploi est obligatoire centrale solaire boobu noonu bu mu ñëwee Bokhol ba tey amul benn doomaanu Bokhol bi nga xam ne yaa ngi si administration bi di fa liggéey gone yëpp nekk Bokhol actuellement si mboob mi la ñuy nekk di liggéey bu ñu xëyee dañuy dem mboob bi am ay journée 2500 te loolu dama jàpp ni dafa metti si Bokhol moo tax ñu pare pour choisir docteur Mbaye Thiam centrale solaire boobu noonu bu mu ñëwee dafa am courant électrique amul benn opportunité bi nga xam ne Bokhol am na kasi mooy si wàllu yokk wàññi courant bi ak leneen ba léegi Bokhol jëlu si benn avancement donc pourquoi encore ñu choisir commune de Bokhol choisir docteur Mbaye Thiam tout récemment may wax ak yéen quota enseignement bi génn na président de la république joxe autorisation quota bi ñu génnee ko si mairie yi mooy 5000 enseignants yi ngeen doon dégg yi am naa sama mbokk étudiants yi ñoo ngi may dégg commune de Gaaya am na 53 juróom fukk ak ñett Dagana am na juróom ñaar fukk ak lu tegal Bokhol 0 Bokhol amul kenn amul benn doomaanu Bokhol ba nga xam ne jël nañ ko fa mu jàngale te xale yaa ngi foofu jàng am ay diplôme am ay CV yu baax mais ba léegi nii mënuñu avancer mënuñu sentir seen bopp waaw moo tax ñoom ñu toog autour de la table choisir docteur Mbaye Thiam pour mu fajal leen seen ay naqar
donc inchallah dans peu de temps dañu continuer waat. yéen a leen bëgg a jaar. Assalamualaikum. Waaw bokk ñoo ngi leen di dalal fii ci Dakar dama xëy wax ba rew man ba Ndeye Sall awo su ngir ba moo ma woo awo ngir ba moo ma woo ni docteur Mbaye Thiam doomam la nañ ko jàppale fii ci Dakar loolu rek laa ci doon wax moom laa waxoon ci man ba Ndeye Sall la maa ngi presque maa ngi dëkk ngir ba dem naa ba sonn wala am néeg awo moomu ne bokk benn pap muy sama rek kon nag su ma woowee kon dinaa mën a wax yow bëgg loolu rek laa si am. tàccu leen ban la doole. yëpp 3 pas. ndeysaan. waaye Adama na waay ndeysaan. yow mère bi ak a daal. ndeysaan. Santa Thiam ngeen tàcc Fat Thiam ok yow mère bi maa ngi nuyu ñëpp di leen dalal ci jàmm macha allah yal na yàlla defal jàmm ngeen jëloon jàmm comme Thiam la sax ma am na moo tax ma bëgg sama ko ndax man Thiam laa ko Thiam laa ko mais danaa ko defal ba mu baax incha allah. yéen a ngi bëgg Babacar waaye Babacar waaye ndeysaan tegal loolu ndeysaan ok waaw kon nu koy waxee rek parce que El Hadj wax na lépp wax na macha allah maa ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp instant bii Seydou man de damay ñëw si cadre sport laay ñëw su may wax waaw. parce que su ma demee ba wax parce que sport moo nekk sama deret loolu xëy na laa xam ma ne foog ma wax metti na lool on débrouille avec les jeunes avec nos maigres moyens ñu nekk jeunes yi topp si ñun ñu ànd ak ñoom suba ngoon bu dee bëccëg te nit soo demee ba war a wax sa doléance da nga ko war a wax ba nit ñi déggal parce que dama lay yóbbante Mbaye Thiam de soo eggee si moom on a besoin des jeux de moins parce que on a besoin de ça. yéen a jour yi kay jour yi tàccu leen loolu parce que dëkk moom jeune moo ko yar lu demee ba ni avant ñu wax ana waa dëkk ba sant ak ñu wax ana jeunes yi jeunesse bi ñuy njëkk daal ñoom ñoo fi nekk du xale yii de am na ñeneen ñu ñëw loolu moom jeune eggal lu on a besoin de ça aussi. C'est désolé, on a des nos sœurs et nos frères ici. Nga xam ne bii jàngee ko fay. Comme sama xol la nekk. Fekkee docteur Mbaye Thiam mën na jàppale si cadre. et arrêté daal yéen tàccu leen loolu waay tegal loolu waaw waaw waay Mbaye waay ok Encore, suñu kaar moom suñu kaar la mais
suñu su mënee jàpp nañu si jàppale on a besoin de ça. lu mu si wax nag léegi waa lu baax la El Hadj dana eggale lépp merci. waaw waaye na nga xam ni sa doléance yu bëri balaa campagne bi di jeex saa yi da koy fekk da koy wékki benn par benn incha allah bu dee carburant loolu moom fii laa koy waxee ndax barki démb waa xale dañ ne que 100 litres la ñu soxla rek macha allah gasoil la ñu soxla bu leen dama leen di may téeméeri litre gasoil moom lu leer laa leen wax bu leen jógee fii du mën ñetti fan gasoil dina ñëw beneen bi mooy mayo Babacar am na final bu ñuy organiser le 9 ñëw leen seen mayo nga fa seen ballon nga fa kooku moom amul problème xam nga Mbaye Thiam lu muy bañ wax ay boo waxee sa doléance amoo sens wax rek def macha non lu leer laa la wax def lu leer laa leen wax donc vraiment kontaan nañu Babacar yal na yàlla fay la doléance am na solo beneen bi mooy damay ñëw Ousseynou xam nga fii amul collège bi Kër Mbay la nekk man moom benn laa ci wax mooy bis bu Mbaye Thiam nekkee maire par force dafay jënd kaar jox na ko Mbaye Thiam su nekkee maire fii laay jëlee engagement boobu par force dafay jënd kaar jox na lu leer laa leen wax. mais maire yi tàccu leen loolu waay yéen tàccu leen loolu waay. loolu tout ça négocié votel leen Mbaye Thiam mu gagné élèves yi am car boo xamante ni ñoo koy moomal seen bopp loolu leer na guddi laa leen wax jërëjëf voilà beneen bi mooy beneen fi faj bu di bëñam wala nga defaral ko bëtam wala nga xool ta wala nga xool yaramam mais kooku desalatoo ko dara ku waroon def opération cataracte nga fexe jël 100 000 francs def ko si poosam 27 personnes 27 yëpp kenn ku nekk waroon fay 100 000 francs plus ticket plus ordonnance mais 27 fois 100 000 égale combien? Mathématicien yi 27 fois 100 000 égale combien? Ah 2 700 000 francs mu jël ko dugal ko seen poche loolay maye xaalis waaye ñëw may leen junni may leen 1000 francs loolu du dara gis nga Olof Njaay dafa wax ni wallahi lazim développement mooy nit koo xamante ni ñun maire taxu du jóg yàgg naa ko wax Mbaye Thiam soxlawul maire taxu ko jóg lii nii dafa bëgg signature mairie bi rek pour mën a defar suñu gox ñun séntu nañu tey bu jotoon réew mi du mat ñaari weer ñetti weer monsieur le président de la république def ko ministre wala mu def ko DG commune bi gën a jëm sa kanam ñun gars yi ñoo fi nekk di xëccoo maire mais Mbaye maire soxalu ko kuy fayeeku ay millions xam ngeen salaire maire ñaata la xam ngeen ñaata la maire naa ko 300 000 francs comme salaire 300 000 francs mooy salaire maire lu leer laa leen wax donc comme 300 000 francs kooku lu mu mën a def ki nga xamante ni da nga gérer budget 300 millions macha allah yàlla nekk ko teraanga tey Mbaye am na lu mu dundalee waa këram am na lu mu dundalee njabootam sama gars yi ñëwoon bokkal keroog xam nañ si dara bu ñu ñëwee këram xam na ni wax dëgg fa yàlla kii ñàkkul boo demee Dakar xam ni waa ji ñàkkul bu doon dundal njabootam rek mën na toog Ndakaaru liggéey ba retraité waaye dafa xool askanu bokkal gars yi sonn lool te commune bi am ressource mais niñ koy defee baaxul Mbaye ni nag dama bëgg ñëw ressource commune bi ma jël ko defaat beneen partage nit ñi gis ci seen bopp wàllu santé bi sama gars yi gis ngeen dëkk bi du mu leeree dëkk bi leer na de ku koy fay ku koy fay fii rek la am dañuy cotiser chaque fin du mois téeméer moo tax sunu lamp yi di tàkk fii donc nga la am bi lay tànn leen seen bopp waa ji nag voilà jërëjëf yooyu ay ñamal la rek incha allah rabi si campagne bi dana si gën a dugg pour xamal leen ni leen li fi ne wax dëgg fa yàlla war nañu indi leneen lu gën a baax te Mbaye wax dëgg fa yàlla vraiment am na ko mën na ko am na xam-xam bi ci am na yéene bi su jëlee commune bi vraiment dina defar commune yi ba mu am solo yéen waa ji Dakar nag incha allah di ngeen mitin Mbaye dina fi indi bagage yu am solo jox leen comme nu mu ko defee si yeneen dëkk yi lii nag benn ñambaas la rek
maa ngi si ñambaas pour woon sama gars yi ni wax dëgg fa yàlla su leen tëddee nelaw leen fekk bii incha allahu rabi le 23 Mbaye Thiam dina ko wol ba mu bokk wala boog ah. coupé ñu tëj seen case de santé bi coupé leen ndox presque ñetti facture mu tijji case bi recruter benn infirmier teg fa ñetti facture yu ndox yow mu fay ko si saa si imam bi chef de village bi ñëpp jog di ko ñaanal ma am lim leen fàttali tuuti monsieur Diouf taxaw na au niveau de l'Assemblée nationale gërëm docteur Mbaye Thiam sargol ko publiquement Sénégal yëpp di ko seetaan loolu yàggul lu tax loolu am mooy dañ ko affecté hôpitalu Tëngéej Rufisque bañ ko fa affecté hôpital bi doxul ñëpp bu ñu xëyee dañuy jël taxi car yeew ay 5 heures du matin di dem biir Dakar di faju docteur ni non défi bii nii foog ma relever ko wut ay partenaire defar hôpital bi ba guddi yu ñu toll hôpital bi di def ay résultats yu mucc ayib amatul kenn ki nga xam ni jël nga taxi wala ngay fajaru di dem biir Dakar di faju léegi ñëpp dañuy des Tëngéej di fajoo Tëngéej ñu ni léegi lan la ñuy def yóbbu ko Assemblée nationale remercier ko sargal ko Sénégal yëpp seetaan ko loolu yaakaar naa yàggul sax bu mu amee. waa ji Dakar ku ne xam nañu dañoo am ay suuf fële sa jéeri ji te loolu moo doon suñu coow ñu jël suñuy suuf di ko jaay di ko daggate mu doon lu métti trop ñu organiser fi ay réunion yu bëri pour wax ni lii dafa métti je pense nag jot na métti buñ doon wax ñi fi nekk doon dagg suñu suuf di ko jaay ñu teg leen fële indi ñeneen ñoo xamante ni daal jox suuf si baykat yi jox ko waa dëkk bi xale yi fi nekk macha allah mais dëkk bi kenn mënut fi am terrain lépp la ñu suspendre ndax da ngay jël terrain may ko ma Samba may ko ma Demba may ko Kumba may ko Faat ba affaire bi lëj léegi kenn mënatul maye donc loolu wax dëgg fa yàlla bu docteur Mbaye Thiam ñëwee loolu yëpp dina jeex ñu ngi leen di ñaan daal incha allah rabi carte bi dina génn carte bu jaune la am yu marron rafet lool dina leen ko wan boo leen demee incha allah le 23 si dugal leen ba mu fees del fu 18 heures jotee ñu ne Mbaye Thiam gàññe la ñëpp dem seen yoon jërëjëf. DJ kontaan nañ ci yow la. waay wës waay. waa asalaamaaleykum mbokki gi Dakar ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu aussi délégation bi ñu àndal ma jiite bopp délégation bi ñuy représenté bi docteur Mbaye Thiam mais man bala may bëgg a laal docteur Mbaye Thiam dama bëgg a laal ci El Hadj Seye mi nga xam ni tey mooy doomu gi Dakar ndax El Hadj du ñu ñëw fii man ak docteur Mbaye Thiam ki nga xam ni moom mooy docteur Mor Diaw recommandé El Hadj ni nga dama bëgg nga jàppale docteur Mbaye Thiam ndax docteur Mbaye Thiam man dund naa ak moom liggéey naa ak moom la ëpp juróomi at mu nekk sama adjoint chef te mu nekk xale bu neex a boot loolu bu mu weesoo keroog bu ñu ñëwee El Hadj bu mu ñu waxee dafa ni moom Mor Diaw lépp lu mu ko sant daf koy def ndax gis na li nga xam ni moom la Mor Diaw def ci dëkk bi docteur Mbaye Thiam nag di ñëw ci moom di wax lan moo tax commune Bokhol choisir docteur Mbaye Thiam ndax ñun ñoo recevoir Macky Sall biir Bokhol nekk Benno Bokk Yaakaar ñetti élection yu mujj yëpp ñu dem élection ak El Hadj Gueye ak ancien maire bi nga xam ne moo fi nekkoon ñetti élection yëpp ñu koy gagné fii ci commune Bokhol bu ñu demee nag ba ci grand bi ñi ni liste bi nga xam ni moom mooy liste Benno Bokk Yaakaar duñ ko jël jox ko Omar Sarr jël ko jox ko Alaaji Gueye te Alaaji Gueye nag wax dëgg fa yàlla ki ngay demal ñetti élection di ko gagné ñu xëy ni la toppaatal ci ginnaawam waa Bokhol ni ñoom loolu tey na sëkk ndax am na seen doom boo xam ni docteur Mbaye Thiam la tudd ñëw na indi moyen indi ay dooleem ñëw pour jàppale commune de Bokhol waa Bokhol nag ñu fekkee loolu moom moo am incha allah ñun ñëpp dañu ànd topp ci gannaaw docteur Mbaye Thiam docteur Mbaye Thiam nag muy ñëw ci parti bi fekk na fi ñoo xam ne aussi tamit ay candidats la ñu woon comme moom mais candidats yëpp bi ñu mujj xam ni fii ñu toll tey ci jamono mooy bu fekkente ni nekk maire rek da ngay nekk maire ci dëkk bi mënuloo dem fi ñuy séddalee pour nga mën a tibb indil sa commune kon ñun ñëpp nu ñu xam ni
docteur Mbaye Thiam fu loxoom àgg ñun ñi nga xam ne ñi ñëpp ñoo bëggoon nekk maire sunu loxo àggul foofu ñu ni dañuy jël sunu mbubu wekk ci docteur Mbaye Thiam ndax ëllëg bu tibbee indi jëriñ commune bokkal ci si boppam Gidaxaar ci si boppam Xarit ci si boppam toutes les 46 villages ci commune yi mën ci gis seen bopp loolu moom moo tax ñu choisir docteur Mbaye Thiam beneen bi may wax ni war ngeen xam ni depuis 1960 à nos jours commune Bokkal dafay topp ay responsable Dagana ndax commune Bokkal danaan topp ay Makassar di topp ay Oumar Sarr di topp ay Makhtar Cissé jaadu na nag nga am doom boo xam ni am na diplôme bu ñooñu am ñëw wàcc si ni dafa bëgg a jàppale commune Bokkal kon jaadu na waa commune Bokkal yëpp ànd waa Gidaxaar waa Xare waa Bokkal ñoom ñëpp góorgóorlu ànd jàppale ko ba ëllëg toppaate bi nga xam ni doon nañ ko def ñu mën ko bàyyi ndax suñu doom bu ñu nekkee maire dana ma nekk ministre wala mu nekk directeur boo xam ni dana jëriñ Bokkal jëriñ commune Bokkal beneen bi mooy yéen waa Gidaxaar am ngeen fa ay gone yoo xam ne ay étudiants nañ jàngi nañ ba ñëw ñoo ngi toog loolu yëpp nag lu ko waral mooy boo amul loxo bu guddee ci fu ñuy séddale say doom yooyu pour ñu insérer leen du yomb kon loolu moo tax ñun ñëpp ni ñu choisir docteur Mbaye Thiam mi nga xam ni dafa liggéey ba ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr sargal ko barki Demba Ndiaye taxaw assemblée nationale ni kat kii référence la ci médecin chef yi nga xam ne ñoo nekk si biir Dakar kooku nag dafa jar a jàppale te yéen ñëpp ñoo ngi leen siy woo ngeen ñëw nu ànd ndax changement dafa jot ki fi nekkoon nag nekk maire kenn mënul wax ci moom ñu liggéeyul ndax ku def fukki at ak ñeent wax dëgg mën nga am loo def mais jàpp nañ ni doxin bi doxinu monarque la jàpp nañ ni réew mi fu mu toll tey il faut nga nekk cadre il faut nga am xam-xam il faut nga mën a àgg fi nga xam ne foofu la ñuy séddale bu nit ñi tibbee yóbbu seen dëkk yooyu nga tibb mën indi suñu dëkk loolu moom moo tax ñu ni kat comme def na fukki at ak ñeent mën nañu jéggal bàyyi nu nag docteur Mbaye Thiam mi nga xam ne am nañ ci moom yaakaar mu mën jëmale commune Bokkal kanam beneen bi di wax ni ñeenti candidat ñoo am ci élection maire yi ñeenti candidat yëpp Bokkal lañ dëkk kenn ki mooy Yewwi Askan Wi moom mooy Abdoulaye Dieng keneen ki Abdou Gueye lu tudd kenn ki di monsieur le maire Aladji Gueye ñun nag ñi nga xam ne ñoo dëkk Bokkal di yeewoo Bokkal tey bu fekkoon ci ne Abdoulaye Dieng moom moo am li docteur Mbaye Thiam am moom moo àgg ci cadre fi nga xam ne foofu la docteur Mbaye Thiam àgg bu boobaa ñun duñu topp docteur Mbaye Thiam Abdoulaye Dieng ni ñuy topp mais duñu xam ne lu nekk ci docteur Mbaye Thiam nekkul ci benn candidat boo xam ne mi ngi biir Bokkal di fa yeewoo kon am nañu yaakaar ci moom di wax nag bu leen kenn nax Bokkal tey bu leen defee micro trottoir Bokkal yëpp nee nañ ñoom ñu ngi ci gannaaw docteur Thiam te comme ñu ngi ci gannaaw docteur Thiam nag bëgg nu ni Gidaxaar ñeemee jàpp si ba ëllëg docteur Thiam bu toogee ci mairie bi bu boobaa Gidaxaar mën ci gis boppam bu boobaa Gidaxaar mën ci am wàllam moo gën bu Gidaxaar di xoole ba docteur Thiam ndax wolof Njaay moo ni bëri ko si mbartal la puus mu dem puusul mu dem te loolu incha allah daa ngeen ko gis ndax dana ñëw taxaw fii te bu ñëwee taxaw fii ngeen xam ni Ousseynou lu ma waxoon dëgg la comme bëri ko si mbartal la nag puus mu dem puusul mu dem dama bëgg ngeen teg si seen loxo ndax bu leen poussé lii El Hadj di wax ci wàllu élèves yi jàngi ci wàllu hôpital bi ci wàllu courant bi ci wàllu ndox mi loolu yëpp yàlla may na ko xam-xam bi nga xam ne ëllëg loolu dana mën a ñëw fii si Gidaxaar foofu ñu bëggoon daane leen suñu kaddu di wax ne nag El Hadj nii mënuñu ko fay parce que taxawaayam nu ñu xool ak njàmbaarteem ba jël suñu liste majorité proportionnelle dénk ko mu nekk tête de liste proportionnelle tey dama bëgg ngeen xam ni liste boobu tey bu fekkee benn conseil buy jàll El Hadj mii lay doon ak li docteur Mbaye Thiam di teg di def alalam di def xaalisam kon bu demoon ba liste bi benn nit di si jàll doomaa ni Gidaxaar lay doon kon loolu war na tax waa Gidaxaar ñëpp ànd takkatoo jàppale Gidaxaar loolu nu ñu amoon ni ñu tëjee di sant ñëpp di kontaan ñëpp di tëjee ñëpp. mbooloo rek incha allah lépp dina baax kon ñu ngi leen di kontaanee di leen gërëm di leen wax jox leen rendez-vous le 8 à Milor incha allah rabi ak le 9 le 8 bu ko kenn fàtt
maintenant képp ku bëgg a bindu rek ñëwal ci ñun incha allah ñu bind la suñu amee oto rek léegi ñun ñëpp dinañ dem voilà jërëjëf ba beneen jërëjëf. man de ni ma mel bu la neexul du ma ci dara. ndeysaan